Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa te leen jàmm ci xibaar yi ñu dooree ko ak njiite réew mi Macky Sall ni ki démb daan na xam ne nag ca conseil des ministres ngir rek ñu defaraat marché yi mi ngi ñaax nag ministres yi nga xamante ne ñoo yor wàllu woowee ñu fexe rek ba daal di ko proposer ab plan boo xamante ne rek dinañ tàmbalee liggéeyu marché yi. Barthélémy Dias ñu tabb ko mu nekk maire bu yees ca ville de Dakar daan na collecté ni ki démb nag forum ndox mi mu doon amal naka noonu mi ngi xamle tamit ne plan Orsec bi nga xamante ne moom la nguur gi jël nag loolee du dara lu tudd luubal xaalisu sénégalais yi dem université Cheikh Anta Diop ba fekki fa ndaw ya étudiants yi nekkee ca fac droit ñoom dañoo xëy rek daal di amal ab conférence de presse lu ñu ñaawlu mooy seen note yi nga xamante ne boobee ba tey nag mënuñ cee jot xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñuy jeexale yi lay jotaay xibaar mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram-fàcce daleen jàmm mbokk yi ci xibaar yi comme ni ma ko leen ko junjee ci bopp yi nag njiita réew mi Macky Sall jaarale ko ca conseil des ministres moom doon amal démb dellu si waat na rek ci pexe bu ñuy amal ngir defaraat marché yi nga xamante ne moo nekk fii ci Sénégal naka noonu daal na naka woo ñetti ministres yi nga xamante ne ñoo yor wàllu woowee ngir rek ñu fexe waxtaan naka ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum liggéeyu marché yi ñu fexe rek amalal ko ab date boo xamante ne laata ñuy egg fukki fan ak juróom ci weeru avril naka noonu nag nee na programme bi li tax ñu amal ko mooy fexe rek ba defaraat marché yi nekk fii ci Sénégal waaye fexe dindi jafe-jafe yi nga xamante ne moom ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay liggéey ñoom la ñuy jànkonteel. Barthélémy Dias moom mi nga xamante ne mi ngi doon amal ab forum boppam fii ci Ndakaaru ci lu soxal wàllum ndox mi nag dal na jeexal ab forum bi niki démb tax na sax mu yëkkati ay kàddu di xam ne rek ne moom Barthélémy Dias nee na plan Orsec bi nga xamante ne moom la nguur gi amaloon ngir jëlee fii taataay ndox yi am fii ci biir Ndakaaru nee na dafa mel ni loolee nag dafa échec ndax amul lenn loo xamante ne rek saafara na ci mbir loolu ñu teewul ay kàddu. budget wu réew mi mu toll ci 5000 milliards at bu nekk. nga ñuy nax dañuy nelawal di woote ay plan Orsec su ma baat ci kaw plan Orsec président may dégg plan Orsec lekkukaay la waaw ginnaaw nekk fi di jënd ay moto pompe ak di jënd ay gasoil ak di jël ay marché di ko jox ay seen ay mbokk plan Orsec ñëpp xam nañ que mënul nekk une solution durable viable ce n'est pas possible. wàllum politique la ñuy jëmale soxal wàllum élection législative yi ñu dégmal fukki fanweeri fan ak benn ci weeru juillet naka noonu ñu seetlu ñu bëri lu ëpp ci ay fanweeru parti ak ay coalition naka daan nañu dem rek wutali parti yooyee wala sax dem retirer seen copie fiche soxal wàllum parrainage bi nga xamante ne tàmbali nañ ko le 11 mars bi occasion la sax ci ñenn ñu amale information boobu di xam ne lu bëri ci parti politique yi bokk na ci waa Yewwi Askan Wi coalition yi nga xamante ne dañoo jóg jëli seeni fiche ngir tàmbali seeni parrainage donte jamono ji ñu bëri ci askan wi nag lu ñu bëgg rek mooy ñu jëlee fi système parrainage bu ñu nar a amal ci élection législative yi. mu mel ni nag dëkk daal na feeñ ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ki nga xam ne rek mooy doyen des juges nag daal na ko fëgg maanaam nag contrôle judiciaire bi nga xamante ne loolu lañ bëggoon ñu teggi ko ci boppam nag loolee nag nee na duñ ko mun a nangu libération moo joxe yi la xibaar nee na niki démb ca buñ koy amal nag ginnaaw demande bi nga xamante ne moom ak avocat am ñu ngi ko doon amal ngir rek ñu mun a yëkkati contrôle judiciaire ci ki nga xam ne rek mooy Ousmane Sonko. wax ci wàllum coalition bi di organisation synergie pour la défense de l'éducation ñoom nag ñi ngi ñaawlu bu baax a baax ñàkk ndox bu ñu nemmeeku ci yenn écoles yi fii ci Sénégal ñu ngi profité wu nag ci forum bi nga xamante ne ñu koy amal fii ci Ndakaaru foofu ca Diamniadio ngir rek daal di fexe ñoom it ñu amal seen itam nee na dañu bëgg rek école yëpp am ndox waaye ndox boo xam ne day ànd ak set ak sell ba ndaw yi dinañ ko mën a jëfandikoo ca foofee la ñu nekk nag ki nga xam ne rek mooy Cheikh Mbow mooy directeur bu COSYDES nag jot nañ ko moom ak Ousmane Niang. boo jàppee ni benn école si ñeent kese moom moo am ndox mu set bu sell bu ñu mën a naan bu nekkee li nga xam ne aussi dafay jëm ci loolu ñu tuddee gànnuwaay yi boo jàppee ni benn école si ñett am nañ problème bu gànnuwaay donc loolu yëpp waral na que tey ñun bu ñuy wax forum de l'eau dañuy fàttaliku ko tout tànk yooyu nga xam ni ñoom ñoo gën a néew doole ñoo gën a fragile te ñoo ëpp it suñu réew te ñooñu évidemment il faut ñu am dispositif boo xam ni dana tax ba suñuy jàng li leen wër aussi dana mën a yóbbu ci performance scolaire donc loolu moom mooy yittewu ku si def ci mbir mi beneen bi mooy te xam nañ ko mooy am na sax ay écoles yoo xam ni tey am nañ ndox waaye malheureusement dañuy gis ni day souvent facture duñ ko fay buñ ko fayul nag day indi ay coow day indi donc ay jafe-jafe moo waral ñu jàpp ni ñooñu nga xam ne ñooy maire te ñu fal leen barki démb donc
il faudrait évidemment que ñu gën a jox gëdd problème gestion eau bi ba nga xam ni du am benn école boo xam ni dana ñàkk ndox ngir ñu ñàkk a fay facture am. beneen bi nga xam ne jàpp nañ ko mooy lépp lu jëm ci inondation ndax xam ngeen ko mbënd mi dafay laal ci l'école yi bu ñu laalee te école bi léegi dafay fonctionner ci pendant hivernage parce que examen yi lu ci ëpp ñoo ngi koy def ci jamono hivernage te donc loolu mooy war a tax aussi que lu jëm ci mbënd mi lu jëm ci assainissement bi mu nekk loo xam ne aussi war nañ ci jóg. seetlu bi nekk benn fii ci Sénégal rawatina càkk ci àdduna bi ak ci Afrique fii nag képp koo xamante ne yaa nekk ci nguur ngi sax na ngay def ngir lor sa ñi nga xamante rek ñooy say opposant mooy tëj leen ci kaso bi li ni mel nag askanu Sénégal yéeneen ci yàb bi la ñu gis mooy ñu fexe rek bàyyi li ni mel te bàyyi kenn ku ne rek def li nga xamante ne moo ko war a reportage Oumou Kalsoum Diallo. politique sasu woon ngir dajale ak ceytu jafe-jafe réew tàmbali na di nax saay ci bu ñu demee ba mu jaaxal ñenn ñi di yàq deru ña ca des Amadou Kouyaté jaare foofu ne xaalis jarul yàq kenn ba ci tëj di am. askan bi wax dëgg yàlla liñ doon xaar ci ñoom gisuñu ko ci ñoom vraiment ñi yàqante seen bi daal man daal li ma ci gis mooy maanaam alalu àdduna dara jaru ko fi lii yëpp xam nga lan la kër bu rafet yor ay milliards yor passeport diplomate xam nga di jaagar fu nit tourné ne la may ma lii nga may ko daf lay day facile ci yow day yomb ba tax na da ngay gis koo xam ne yàlla da koy andi tuuf ko ci nopp nit ñi ak bëtu nit ñi ba nga xam ne nit ñi bëgg nañ ko ñu gis ne kii mi ngi dem duñ ko bàyyi mu dem xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. Cheikh Ba di ci dolli ne ñi ci kaw dañoo war a jàppale ñi ci suuf. ñi nekk ci kaw nañ yërëm ñi ci suuf rek xam ne politique dafay jeex. mën nañ ko tuddee perte de valeur wala yeneen conséquences tamit mën na ci am. daal comme sosalaate bi sinon mu nekk sa adversaire politique boo xam ne daf lay sonal ba mu jaral la nga koy sosal loolu jaru ko fi. politique jarul xuuro jarul ŋaayoo ku nekk mën naa fax fi la neex li am solo mooy jàppale askan. ñu wax ci wàllum set ak mbuus yu bari ñu nemmeeku fii ci Ndakaaru rawatina ci yenn gox yi nag président bu association yor wàllum set fii nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax tax na nag ñu woo nguur gi rek ñu fexe indiwaat fi yeneen application yoo xamante ne dina tax nag dinañ fi jëlee salte bi fii ci Ndakaaru compte rendu Ousmane Niane. Sénégal set nekk lu jafe lool mel ni taw bu góor ba léegi ñu ci bari ci citoyen sénégalais yi amuñu habitude lekk ba pare maa ñu yor mbalit sànni ko ci poubelle bi li leen di gënal saa su ne mooy sànni ko ci suuf dox dem seen yoon mbir munu mel nag mu nekk loo xam ne ki nga xam ne moo juute kuréel gii di association Sénégal bu set wecc mi ngi koy ñaawlu mu tombeek jamono boo xamante ni ñu ngi fêté 9e forum mondial bi ñu jagleel ndox. munoo tere plastique ci sa biir réew ba pare ñuy continuer di utiliser plastique. combien de sacs plastique yoo xamante ni moom la ñu tasaare sànni ko ci mbedd mi loolu lépp ci nature bi la jëm lii ci géej gi la jëm lii dañ koy jël di ko taal fi Sénégal toll nag war nañu mën a dépasser ci étape boobu. ak jafe-jafe yi yëpp nga xam ne dañu koy jànkuwaan ñoom ñi nga xam ne ñooy far mbalit yi di cet ak cetal musuñoo tay di sensibiliser askan wi waaye bu ñu xoolee tay la waalo gën a aay looloo tax nag mu taxaw di au état bi ngir mu jël ci ay responsabilités am xool ban solution lañ mën a def ba lii di mbalit mi ñu mën ci ut ay pexe dëkk bi mën a set. yaakaar naa ne bu fekkente ni ndaje yu mel nii dafa am ci Sénégal. ñu organiser ko war nañu mën a taxawaayu responsable taxawaay boo xamante ni bépp kilifa bu fi ñëw di nga yor sa bouteille réutilisable booy def sa ndox wala nga sàkk pexe. alam bi nag dafa nekk loo xam ne dañu ko war a aar ko ci lan aar ko ci ak cet waaye jafe-jafe bi leen na rekk la ñu ci bari ci askan wi amuñu daray civisme mbir munu mel nag loole nag dina jafe lool ngir réew bi di Sénégal set comme yeneen dëkk yi. jërëjëf Ousmane yaa ñu àddu wax ci yenn bërëbu liggéeykaay ñu gën ko xamal ci entreprise yu bari yoo xamante ne nag dañ leen di fàtte ci état buy jàppale ñenn ñi askanu Sénégal nag di ko ñaawlu yile mbir ndaxte lu ñu jàpp ne ay doomu sénégalais ñoo fa nekk di liggéey waaye nag ñoom la ñu gisaat mooy ñenn ci chef entreprise yi nekk ci local yi duñu def benn effort ngir fexe ba bokk ci demande wala sax ci jàppale yi nga xamante ne nguur yi ñu koy def reportage Alla Thiam. ndaw yi Sénégal yi nag liggéeykat yi ñoom dañu nemmeeku ne liggéey bu ci bëri maanaam état bi da koy jël di ko jox entreprise yi nga xamante ne dañoo nekk ca bitim réew ba ñu bëri ci ñoom sax gis ne ay projet yu bëri yoo xamante état bi. boo amee fii dara balaa ñuy jox étranger ñu jox ko sénégalais yi man loolu laa ci gis sénégalais yi bu ñu amee ba pare ñu doog a jox étranger
xaree fay sénégalais 200 000 ñu fay étranger 100 000. lu jëm ci appel d'offre yi nag sénégalais yi ñoom ñoo war a nekk ñi nga xamante ne ñoom lañ ciy jiital laata ñu koy jox. comme réew mi ñoom amul koo xam ne génne na xaalis ba ubbi ay magasin wala yooyu ñoom ñu ñëw andi seen magasin nit ñi si liggéey lu ñu gis kay loolu la ñuy jàpp. ci sénégalais bi laay jël moom laay jël mu dem liggéey ak moom mais comme ñoom fi mu toll ñoom nangu ñu génne xaalis pour investir kii ay entreprise ñii ñëw andi seen entreprise kay mënuñu ko bañ daal. sénégalais yi nag mënuñu yor projet yëpp donte am na lu ñu leen ci war a jox it waaye du ñàkk beneen pàcc boo xamante ne koy jox ay entreprise yoo xamante ne ay ndoxandeem ñoo ko yor ndax Sénégal nag nañu xam ne amuñu ay jumtuwaay yi ci war ngir mën a doxal yenn projet yi. Parce que ici au Sénégal on a vu que on a plein de jeunes qui sont diplômés. Il y a d'autres qui sont là également, même s'ils ne sont pas diplômés, mais quand même dans les différentes entreprises. War nañu situation bi quoi ñu jiitale Sénégalais yi quoi parce que je pense que c'est la priorité. Donc il faut prioriser d'abord les Sénégalais, ensuite les étrangers. ci dëkk boo xamante ne nag ñi ci nekk dañoo bëgg seen réew duñu dàq kenn ku ñëw ngir liggéey ci réew mi waaye bépp liggéey bu ñu teg war nañ ci jiital doomi réew mi ngir ñu mën a jëm ci kanam. wàllum jigéen ñi la ñuy wax ñeent fukki at ginnaaw bi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi dugg ci wàllum police nag mu nekk bés boo xamante ne dañ leen ko jagleel tax na sax ñu daal di wàcc si mbedd mi di laaj ñenn ci askan wi ci naka la ñuy gisee njëriñu jigéen ñi ci fii ci police u Sénégal reportage Cheikh Barthélémy Koli. nekkin jigéen ci police nationale fii ci Sénégal mot na 40 ans tey place ba jigéen di occupé ci corps de sécurité bi ñu bëri dañ ko rafetlu kii nag jàpp na ne góor fu mu mën a nekk. moom dañ koy rafetlu derrière un grand homme bu nekk on dit que am na jigéen bu baax bu nekk ci wetam donc vraiment loolu lu ñuy rafetlu la gis ay jigéen ñu nekk dans les corps d'armée la police la gendarmerie tey nag police la ñuy wax te comme que police la ñuy wax ñun ñëpp dañ koy rafetlu. ngir moom tey jigéen waru ragal nekk ci police wala ci armée bi dañ leen war a encourager ñu dugg ci police wala ci armée bi. jigéen en principe fu mu nekk rek sécurité yaakaar nañ ko fa kon loolu dañuy dolli ñi nga xam ne ñoo am xalaat boobu ñu gën a dëgëral loolu jigéen ñi tamit gën a dem ci loolu aussi xam ne foofu am nañ fa seen place. jigéen dafa sociable ci lépp moo tax loolu dafay jàppale pour mu wax ak gars yi bari te dafay tax mu stabiliser tension yi. jigéen lu mat a bàyyi ci réew la quoi jigéen am na maanaa trop. nekk ni jigéen ci police nationale nekkul inconvénient pour société sénégalaise ñeneen ñi jàpp nañ ne dañ leen war a encourager ñi def yeneen concours yi yu mel ni police gendarmerie ak eaux et forêts dañoo war a jàpp ne léegi góor fu mu mën a nekk jigéen mën na fa nekk tamit. ñu daw wutali ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi nekk ca fac droit ñoom nag mer ba futtu la ñuy def moo tax ñu amal tey ab conférence de presse ngir ñaawlu ñàkk considération waaye nag lu ñu toog lu yàgg nga xamante ne note yu ñu def ci seen examen yi administration boobu ba tey mënu leen ko jox loolee tax nag ñu koy amal ba tax sax ñuy ñaaxa administration bi ñu fexe ba jox leen ñu teewlu kenn ci ñoom kuy woo ci Seydina Oumar Niang. dañoo gis ci faculté de droit benn manque de considération boo xam ne ni administration bi ak autorités yi ñu ngi koy teg suñu kaw parce que mënuñu comprendre ay étudiants yoo xam ne tey jii nii ñu ngi. étudiant L2 yoo xam ne étudiant L1 étudiant yoo xam ne ni ay xale nañ xamaguñ lan moo xew ñoom ñenn ñi am na ñoo xam ne découragé nañ am na ñoo xam ne tey jii nii ñi ngi toog ci nen xamuñ ba léegi ci luñ nekk ñenn ñi nga xam ne ñoo validé session normale ñi ngi def cours ñi nga xam ne tey jii ñi ngi session rattrapage ñoom mu ñu def cours boobu ba léegi xamuñu ndax jàll nañ classe supérieure xamuñu ndax ñoom redoublé nañ xamuñu ndax cartouché nañ mu nekk fee yoo xam ne nii fac droit chaque fois dafay répété wu beneen point bi mooy omission de notes yi faculté de droit moo nekk faculté boo xam ne nii li nga xam ne système LMD permettre na ko étudiant faculté de droit appliqué ko ci benn yoon. démb bind nañ yàggul lool bind nañ benn note benn lettre adressé ko administration bi biñ leen ko adressé wax leen li nga xam ne nii moo ñu naqari suñu doléance mais amul lenn loo xam ne ni tey jii ñoom woo nañu sax pour ñu toog waxtaan ci wala ñu jéem a xool naka nañu saafara problème boobu noonu autorités yi jox cër. étudiant fac droit parce que boo xoolee taux d'échec bi fac droit la ëppee te li ko waral mooy que ni professeurs yi
ak administration bi ni nga xam ne noonu lañ jàppee noonu lañ considéré étudiant fac droit moo nekk ci yoon boo xam ne ni tey étudiant bi nga xam ne bana këram ndeyam ak baayam pour ñëw sakku si xam-xam muy daj lu mel noonu. mi ngoog mu nekk yenn kàddu yu duppee si yenn ndaw yi nekkee ca fac droit ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew dooree ko foofee ca centre Afrique opposition ba naka dafa lank ne du fekkee participation bu ñu waroon amal ngir dialogue national ci fële ca RDC Congo dañuy amal ab campagne de chirurgie cardiaque ngir di jàppale ndaw yi nga xamante ne dañu am feebar yooyu te amuñu xaalis ngir ñu mun leen a opérer. guerre Ukraine daanaka ba mu commencé tey la def weeru yàlla boo xamante ne rek ñu bëri ci ay ndaw lu toll ci 4,3 millions ci ay ndaw nag nee na dañ leen a yóbbu ci yeneen réew yi ndax ñoom ñoo gën a sonn ci jafe-jafe yi waral guerre googee bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu duppee ci UNICEF ñu teewlu leeral. ñu dooree xibaaru bitim réew foofee ca centre Afrique opposition ba fa nekk nag ñoom dañoo daal di lank rek ne du ñu ñëw bokk ci participation dialogue bu ñu fay amal tey ci alxamis bi sax moo ko def ñeenteeli fan yoo xamante ne ñu ngi koy amal dialogue boobee ngir fexe ñëpp doonaata benn ginnaaw bi nga xamante ne président bi di Touadéra moom mi nga xamante ne moom mooy yoro mbir mi dafa mettre en crise maanaam fexe rek ba jafe-jafe yi ama diggante ñi nga xam ne rek ñooy opposition ak pouvoir bi ñu nekkaat jàmm waaye moom moo njëkk a daal di annoncé ne du ko fekkee ginnaaw bi nga xamante ne nag yenn waxtu rek moo desoon ngir ñu tàmbali cérémonie d'ouverture boobee nga xam ne tey lañ ko fay tàmbali daanaka ci biir salle bi ay xuloo ak i ngaayoo moo fa ama foofee ca opposition centre africain bi di wuyoo coalition COD 2020 foofee nag Congo la ñuy dem foofee nag tey dañuy amal ab campagne de sensibilisation affaire chirurgie ngir jàppale ndaw yi nga xamante ne rek dañuy dundee ak feebar bi di cardiaque foofee ca Lumbumasi daanaka tey jii lañ ko tàmbali nag lu toll si 25 ndaw yoo xamante ne nag tey jii dina leen amal boobee campagne boo xamante ne ñi di fondation canadienne bi moo ko fa war a amal foofu ca benn gox buñ naan jama gox googee nag organisation bi dina fa amal diiru juróomi at yoo xamante ne rek loolu dina leen dikkee lu toll si 7,5 millions de dollars ñoom ñoo ngi koy def ngir jàppale ndaw yooyu nga xamante ne jamono ji dañuy dund ak cardiaque ñu wax ci wàllum guerre Ukraine moom la ñuy jeexale foofee nag ginnaaw bi nga xam ne guerre ga tàmbali na weer ngi muy doog a am weer tey ji daanaka lu toll ci 4,3 millions ñoo xamante ne ay ndaw lañ nag dañ leen a jëlee ci seen réew yóbbu leen làkk leen ndax la ñuy saytu nag mooy buy loolee amee nag ndaw yi ak jigéen yi ñooy gën a sonn bu ñuy sukkandikoo ci UNICEF. xibaaru tàggat yaram ñu dooree ko ak match Sénégal Égypte nag suba lañ koy amal daanaka suñu gaynde yi ak ñëpp ñi nga xam ne war nañ teewee match bi ña nga foofee ca Caire egsi nañu foofee ñu wax derby ak Guédiawaye FC ak Pikine nag match bu ñu amal daanaka kenn gañewu fa ñu teewlu leeral yi ak Momat Seck. xabaaru tàggat yaram yi dañ koy doore ak match bi nar a dox diggante Égypte ak Sénégal ñuy jàpp ko nag niki suba ci àjjuma ji bu nag 9h30 jotee gaynde yi nag ñoom jóge nañ fa nga xamante ni moo di Maroc démb lañu yegg ca Caire bi 17h30 jotee match boobee nag kon xam ngeen ne solo si mooy nag ku si gagné da ngay dem ca coupe du monde ba ñuy amalee foofu sa diwaanu Qatar football local bi derby bu amoon diggante Guédiawaye FC AS Pikine ndam demul ndam dikkul kenn dugalu sa morom dara waaye nag luñ ci gën a nemmeeku mooy ne daal billet daal la ñu fa jaay bëri na lool ndaxte nag lu ëpp ñeenti millions suñuy koppar daal moo fa jot a jar waaye match boobee ka sa gënoon a feeñ nag moom mooy attaquant bu Guédiawaye FC bi di Yaya Camara ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñaari comité supporters yi nag ñoom dañoo def mobilisation bu jéggi dayoo laata nag coup d'envoi bi sax ñoom dañoo dem fees dell stade bi mu nekkoon match bu mujj si fukk ak ñeenteelu bëccëg bi ci Ligue 1 bu Sénégal dañuy desandi ba tey ca diwaanu Pikine foofee nag kii di entraîneur adjoint bu AS Pikine di Moussa Ndiaye ñi gën ko xam si Mourinho moom nag moo fay tëgg ab tournoi boo xamante ni mu ngi ko jagleel petite catégorie yi sa esplanade bu ginnaaw xaay cérémonie bi nag ñu ko dëgmal si ñaar fukki fan ak juróom benn si weeru mars bu ñu nekk ni ñu déglu ko mu indi ci ay leeral. Le premier objectif de ce tournoi, faire jouer les enfants. Et malheureusement, le football sénégalais en petite catégorie, souvent les entraîneurs misent au résultat, mais pas au faire jouer les enfants. Donc, en catégorie U13 et U15, il ne faut pas obliger de gagner. Il faut obliger de faire jouer pour gagner du plaisir. Au fur et à mesure, la victoire va venir, Inch'Allah. Le théâtre, c'est le samedi 26 mars au Esplanade de Guinawa Sud, à partir de 15h à 19h. Il y aura aussi la présence du directeur départemental. wàllum course dawalam vélo bi nag saison bi door nañ ko ci dimanche gi ñu génn ki ko tëgg nag moom mooy club bi nga xamante ni nag moom mooy vélo Petite Côte foofee sa diwaanu Mbour ñu jàpp ne nag lu tolloog
juróom-benn fukk ak ñeenti coureur dawalkati vélo ñu jógee nag si fukk ak juróom-benni club fii si Sénégal rawatina Dakar Thiès Louga ak Ziguinchor ñoom ñoo si bokkoon mu nekk loo xamante ni kon door na niki nag si dimanche ji. mi ngoog mbokk yi mu nekkoon di gënoon a fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi léegi di ngeen am xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ñu ànd ceeg Momar Seck jërë ngeen jëf.